La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. jangeen jëf yéen auditeurs yu iRadio ak téléspectateurs yu ITV di leen wax dal leen jàmm ci seen jotaay bi ñu dutee pencum ndaw ñi mu doon émission boo xam ne lu ko tax a jóg mooy waxtaanee lépp rek loo xam ni dafa soxal ndaw ñi fii ci biir Sénégal suñu nee ndaw ñi nag xel yi day dem suñu am ci 35 ans jëm suuf waaye tamit tout tànk yi gën a ndaw maanaam 18 ans jëm suuf tey jii ci ñooñ sax la ñuy desandi ndaxte dañoo fas yéene waxtaanee lii ñu dutee violence sexuelle faite aux enfants muy ay bundu xatal yoo xam ni dañ koy nemmeeku di sàqu ay tout tànk fii ci biir Sénégal ngir waxtaanee lu ni mel tey jii dañ ci dalal Awa Tunkara mi ngi bokk ci kuréelu jigéen ñi nga xam ni ñoom dañuy yëngat ci wàllu yoon moom moo topp ci ki nga xam ne rek moom moo jiite commission droit des enfants. ci beneen wàll ba ñu ngi fa am Ndeye Fatou Mboup moom ab assistante sociale la yor tamit liggéey bi fële sa kuréel gi ñu dutee EDEN éducation et développement de l'enfant bépp tout tànk boo xam ne rek violé nañ ko moom mooy ki nga xam ne rek moom moo koy toppatoo foofu ci boobule kuréel. alors Awa dañuy tàmbali waxtaan bi rek ak loolu tey jii yéen liggéey bi nga xam ni def ngeen ko ban xayma lañ mën a def su lu jëm ci wàllu violence sexuelle fii ci biir Sénégal est-ce que doon loo xam ni mën nañ dutee ni recrudescence dafa am ba tey wala bokk mi ngi gën di wàññeeku ci seeni xayma. merci mi ngi li ñu seetlu daal mooy xam ne jéggi na dayoo te bare na ndax dafa yokk wala ça dépend parce que gis nañ ne liggéey bi ñu def tax na nit ñi gën a xam ne violence ngi fi amoon na fi mais le fait que léegi ñuy dénoncer ak ñu koy xam xëy na moo tax yokkuwaay boobu am wala waaye jàngat war na cee xam ba xam na recrudescence am na wala le fait que li ñu ko commencé dénoncer ba ñëpp di ci jos ak média yi nëppal bi li ñu koy wàññi looloo gën a tax ñu xam ko wala. mais existence bi mën nañu wax ni ça existe au Sénégal. ça existe bu baax au Sénégal te lim bi tamit takku na ndax li ñu koy gis di ko jànkonteel bés bu nekk au quotidien doon daal lu bari lu ñu gis ay métital yi ñuy def xale yi. Ndeye Fatou yéen également ci seen wet di ngeen faral di def ay recensement xëy di jël quotidien yi di xool lan moo xew ci biir dëkk bi lan lañ mën a jàpp ci liggéey bi nga xam ni jot ngeen ko def. jërëjëf mi gi suñu wax ci violence sexuelle au Sénégal dafa doon loo xamante ni réalité la lu existe la donc comme ni nga ko waxee dañuy def revue presse bi di xool exactement au Sénégal ñaata cas moo am donc si on se base sur ça y a beaucoup de violence sexuelle mais en dehors de loolu parce que c'est quelque chose de général parfois c'est pas vérifié donc suñ basé woo ci ñun cas yi ñuy accueillir donc les cas yi ñuy accueillir di leen accompagner nga xamante ne c'est quelque chose d'avéré par exemple at bi ñu génn ñu ngi recevoir 32 enfants et jeunes victimes de violence de manière générale dont 11 cas de violence sexuelle donc sur des enfants de moins de 18 ans la plupart donc dafa doon loo xamante ni dafa exister par exemple année 2019 bi on n'a pas reçu de cas de violence sexuelle mais ça ne veut pas dire qu'il y en a pas am na Sénégal bari na fi mais peut-être suñu amoon yenn études yu gën a poussé yi dinañ mën a wax exactement le nombre mais y en a. Yana par exemple moom wax na ko ci xayma bi nga xam ni am nañ ko ci la ñuy mën a basé gum ci li nga xam moom moo di waxtaan bi rien que en 2018 32 cas fukki ak benn mooy tout tànk yi nga xam ni ñoom la ñuy sàqu alors sa gis-gis pourquoi fii ci Sénégal ba tey jii ñuy wëy di sàqu ñi nga xam ne ñoom ñoo di tout tànk yi ci xayma yi nga xam ni mooy liggéey bi nga xam ne jot ngeen ko def ak cas yi nga xam ni recevoir ngeen ko. gis nañ ne sàkku xale yi doon na lu bare te liñ koy dégg lim bi gën na di gën a takku gis nañ ne tamit ay causes yu bare mi ngi ci ndax étudier nañ ko violence sexuelle lan moo koy indi ci milieu bi mais xam nañ ne mi ngi exister fépp du benn milieu particulier moo ko am na fépp am na fu ne lañ koy gis ñu def si nag ay liggéey nañ jéem a gëstu gis nañ ne mbirum koom mi ngi ci mbirum éducation mi ngi ci ak mbirum sax violence mi ngi sax violence mooy indi violence ndax autorité gis nañ ni daal causes yi nekk na lu bare na économique bi social bi gis nañ ko causes yi daal bare nañ mais liñ ci xam daal mooy que gis nañ ne ak prévention bi mun nañu wax ne yëf yi dina tax mu wàññeeku waaye tamit comme ni mu ko waxee rek problème mu statistique dañ ko am ndax suñ ko amoon sax point de départ balaa ñuy def suñu liggéey gis ne lim bi nii la woon bi ñu defee suñu liggéey li lépp lu ñuy def pour aar ko ba fexe ba loolu di am wala tamit prévention yi ak ñi nga xam ne nañ taxawu en cas de violence ndax lim bi wàññeeku na leen day fekk ci départ bi nga am ay cas de violence yi nga mais gis nga yi cas de violence yi nga xam yëpp moom wax na ko 32 mais peut-être li am ëpp na loolu parce que du ñëpp ñoo koy siiwal surtout nag violence sexuelle du ñëpp ñoo koy siiwal élément
yi ñu am lim bi lu mu rëy am na beneen lim boo xam ne ñun xamuñu ko. te ñu ngi liggéey ba léegi pour ñu bàyyi di bañ nëppal bi que ñu koy dénoncer. ndëppal boobu dinañ ko yaatal léegi ci biir émission bi daanaka loolu sax moom mooy waral waxtaan bi naka lañ mën a def ba ñi nga xam ne ay victimes lañ ñu daal di génn ci ruq bi nga xam ne moom la ñu nekk naka la ñuy def ba parents yi nga xam ni seen doom dañ leen a sàqu te it ñu koy ndëppal di jàpp ni dañoo war a aar seen borom kër wala bokk dañoo war a aar ki nga xam ne rek moom moo def lu ni mel loolu yëpp dinañ ko yaatal mais ba tey ji Ndeye Fatou ci victimes yi nga xam ne recevoir ngeen leen souvent ñoom lan lañ leen di wax lan mooy cause yi est-ce que mën nañ jàpp ni colin ga la est-ce que mën nañ jàpp ni peut-être comportement bi de manière globale la lan ngeen nemmeeku réellement si li nga xam ne moom mooy cause yi nga xam ni nit yi nga xam ne jot nañu ñëw suñuy sukkandiku par exemple si fukk ak benn yi nga xam ne ñëw nañ fa. Merci Migui xam nga d'habitude en matière de violence sexuelle dañ lay wax xale bi bu ñëwee en aucun cas xale bi am moins de 18 ans nekkul responsable ci li ko dal donc mënul am cause boo xamante ni ci xale bi la jóge donc yow li ngay njëkk a def mooy da nga koy rassurer ni ko yow lii la dal tu n'es en aucun cas responsable donc xale bi responsabilité am amu ci tant que yow tu as moins de 18 ans ki la def jëf ci moom moo doon nit koo xamante ni xamul ni xale dañ ko war a protéger xamul àq ak yelleefu xale moom moo doon nit koo xamante ni mën na doon xaw ma nuñ ko mën a expliquer mën na doon perversité mën na doon dafa feebar et cetera mais en réalité c'est vrai que suñu yenn col yi yiwadina et cetera mais je ne pense pas que ni parce que chaque jour nga gis góor boo xamante ni gis na ku sol lu yiwadi wala boog sax ku def yaramu neen xale sax mën na ñëw nga def yaramu neen ñëw ba ci sa biir néeg nga téye sa bopp donc loolu mën na ci am mais je ne pense pas que ni ce soit la cause mooy nit ñi dañoo peut-être dañu topp seen bakken ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy def dañoo malade d'une part parce que am na yoo xamante ni feebar la surtout boo demee bay sàkku xale ba pare rey ko mais en même temps tam parents victimes yi dañ ci am responsabilité parce que ñun duñu yee suñu doom yi di waxtaan ak ñoom di leen surveiller aussi parce que am na xale bu am par exemple 2 ans warul nekk ci mbedd ba yenn heures yi donc yooyu yëpp peut-être ay facteurs yuy favoriser yuy faciliter abus sexuel ak promiscuité bi ak et cetera beaucoup de choses mais man en aucun cas l'enfant de moins de 18 ans man duma ko tenir responsable de ce qui lui arrive. loolu dañuy bàyyi ki nga xam ne sax moom mooy Awa moom mi nga xam ne moom mooy yëngat si wàllu droit. dinañu ko gën a xóotalal si kanamu àttekat bi. amul benn raison bu auteur war a mun a jox n'est-ce pas pour mën a wax ni lii moo taxoon ma def ko. waaw dëgg la mun na ko invoquer comme cause wala motif mais en aucun cas loolu du nekk lay. justificatif ñëw violer xale amul lay. mun nga wax yow kii ñëw violé ne man lii moo ma provoqué lii laa ci gis lii la woon seytaane la lii la xale bi moo ma def nii moo ma provoqué loolu ay layam la mais en aucun cas lay yooyu mënul taxaw explication donc lay doon boo xam ne moom moo ko joxe mais en aucun cas lay ma gis na nag lépp luy xale daal responsabilité je pense communauté bi yëpp la yaay ji état bi yëpp mais man li may gën a wax bu fekkee en matière de violence sexuelle la mettital bi ñu teg xale yi muy sexuel man dinaa ko peut-être gën a def focus ci nga xam ne ki nga xam ne moo jur loolu mooy doon auteur violence bi man kooku moom laay gën a singulariser booy seet mais yooyu yëpp ñuy wax ne taxawul parce que xale bi avant 18 ans amul consentement kon amul consentement sexuel lépp lu mën a am yi ñuy wax provocation moo ñëw ak ay dañ doon génn ak lii ak lii xale bi yooyu mënul taxaw ci kanamu yoon parce que nee nañ képp ku ànd ak xale sàkku ko doonte nga xale nga rek loolu viol lay doon donc kon tant que amul 18 ans li nga def danga ko def ak xale boo xam ne dafa mineur kon nag comme amagul consentement amul yenn valeurs yi kon en aucun cas kooku mënul ñëw lay boobu mënul taxaw. baax na également Awa nga fàttali ñii di auditeurs yi ak téléspectateurs yi ñu xam suñ nee viol lan la parce que souvent xam nga dañuy dégg tëll rek kenn ku nekk tëb na viol et pourtant daa am viol lu si yoon bi wax. waaw depuis bi ñu defee loi 99 bu 29 janvier 1999 foofu pour la première fois le code pénal daal di ñëw définir viol bi ñu définir viol nag dëgg la nag comme fi ñuy wax rek texte yi dañ ko def ci kàllaama français. xanaa jëm ko tekki rek nen bépp jaxasoo wala bu nekk ci awra boo xam ne teg nañ ko nit ci fekk ne doon ko xot-xotal wala dañ ko forcer wala dañ ko menacé wala dañ koo bett loolu viol la. bi ñu ko defee nag gis nañ ni suñuy cause yi ak bi ñuy waxtaan nit ñi dégg-dégg bi ñu am ci viol bokkul li ñuy foog viol parce que bi ñu ñëwee ba pare bi ñuy waxtaanee après dañ leen di laaj waaye yéen kan la ñuy violé ba pare dañ leen jànq de moom dañ koy violé jànq la ñuy violé kon màgget wala kon nii
conception bi ñu amoon ñoom dégg-dégg bi ci viol mooy que jigéen bu nekk jànq kooku la ñuy violer. alors que viol tegeewu foofu bu ñu sukkandikoo ci définition bi nga xam ne code pénal moom la def jigéen mun nañ ko violer xale mun nañ ko violer mag mun nañ ko violer góor mun nañ ko violer diggante sax ñiy dencante jëkkër ak jabar viol mun na fa am su fekkee dañu sukkandiku ci définition bi nga xam ne moom la code pénal def. alors Ndeye Fatou Mboup gis nañ ni pour fàttali également yéen a ngi seen biir émission pencum ndaw ñi fii si iRadio ak ITV tey jii ñuy waxtaanee bundu xatal yi nga xam ne dañ koy def tout tànk rawatina lii ñu dutee sàqu gis nañ ni ay jamono dañ daan dégg ni peut-être xale bi faw wi na ñu daal di koy violer mais tey jii dafa mel ni fépp lay xewee de si biir kër yi ak école yi. qu'est-ce que vous avez encore constaté sur le terrain loo xam ne tey jii auditeurs yi war nañ ko mën a dégg parce que biu émission bi c'est ça pour ñu xam ni c'est une réalité en fait au Sénégal. mi ngi boo ma ko permettre dama bëgg a ñëwaat tuuti ci définition bi parce que su ñuy wax violence sexuelle dafa doon loo xamante ne dafa yaatu. ñuy wax am na ñoo xamante ne dañuy wax abus sexuel. donc nit ñi dañuy jàpp ni viol rek la. comme ni ko Awa définir. viol mooy bu fekkee am na pénétration. donc pénétration bi mën na doon avec un autre objet boo xamante ne du sexe ku góor ki mën na doon tamit feneen foo xamante ni du au niveau vaginal donc c'est ay explication moo tax nañ naan na viol bala ñu wax ni kii dañ ko violer il faut ñu dem ci médecin ba mu certifier ni dañ ko violer. donc viol peut-être mën na ñëw au dernier moment. suñ doon définir les violences sexuelles mais dafa am yeneen yoo xamante ni souvent dafay am te nit ñi dañ ko xaw a ñàkkal fayda tuuti wala considéré wuñ ko muy lan attouchement. attouchement violence sexuelle la. xale bi ñu koy làmbatu mais yow yaayam soo la ñëwoon boole la par exemple boo yóbboo hôpital da nga naan comme yeggul ci kawam garaawul alors que c'est puni par la loi xale bi boo koy làmbatu da nga ko def violence sexuelle da nga ko abuser. buy sangu nga koy yéerlu di xool ay awraam wala yow mag mi nga koy wan say awra wala nga koy wan ay vidéo pornographique wala nga koy wax ay wax yoo xamante ni yow pour nga am ci plaisir la pour satisfaire ce plaisir sexuel yooyu yëpp ay abus sexuel la yoo xamante ni mi ngi am te nit ñi duñ ko bàyyi xel xale bi bu boolee sax kenn du ko jël au sérieux parce que dañ jàpp ni du abus sexuel nit ñi viol rek la ñuy xaar mooy àgg nañ ci moom gaañ nañ ko ëmb na. mais violence sexuelle yooyu comme nu ma ko waxoon léegi rek ci laaj bi fu nekk lañ koy ràññee léegi fu nekk lañ koy ràññee donc dafay am ci biir kër yi du ci mbedd bi rek dafay am ci biir kër yi dafay am ci école yi dafay am ci daara yi dafay am ci marché yi dafay am ci mbedd bi donc ci biir kër yi am na ñoo xamante ni seeni ndijaay ñi ngi leen di violer ci biir kër yi am na ñoo xamante ni seen papa bi leen jur sax muy inceste ñu ngi leen di violer ci biir kër yi am na ñoo xamante ni dëkkandoo boo xamante ni dafa tàmm fréquenter kër gi par exemple ñun am nañ cas boo xamante ni ki ko abusé ki ko violé parce que àgg na ci moom dafa doon ñëw ci kër gi di ko wax chéri ñëpp naan bu ñëwee ñu naan chéri diw ñëw na ana chérim aussi commencé ndànk-ndànk parfois bu ñëwee tàpp ko nit ñi naan ko sa chéri bi ba benn jour mu violé ko donc parents yi dañu war a bàyyi loolu xel donc abus sexuel yi mi ngi am ci biir kër yi mi ngi am ci daara yi mi ngi am ci mbedd bi mi ngi am ci école yi mi ngi am ci internat yi alors Awa Tounkara kon xale yi fan la ñuy amee kaaraange su fekkee ni léegi ba si biir kër yi papa yi nga xam ne ñoom ñoo waroon nekk protecteur bi ñoom ñooy sàq seen doom wala nijaay ji finalement fan la xale di sentir seen sécurité dans un pays bi nga xam ni Sénégal xam nañ da nga si yaatal léegi ratifié nañ ay lois yu bëri lu si mel ni kii CDE 4B CDE au niveau international 4B jël li nga xam ne rek moom mooy pàccu Afrique bi alors fan la sécurité bi war a féete surtout tànk yi boobaa comme lu nga ko waxee day mel ni xale bi kon dina dugg ci jaaxle parce que ki nga xam ne moo waroon aar bu fekkee koo koy violé moom mooy sàkku muy doon papa ji parents yi wala ñi mu dëkkal wala ki koy jàngal waroon ko ak ki am autorité ci moom bu fekkee dem na ba xale bi nga xam ne ki ko waroon aar moo koy violé kon xale boobu xam nga ne nekk na situation bu doy waar man nag comme ni ma la ko waxee comme mbirum xale mbirum ñëpp la état bi parents yi communauté bi ñëpp ñoo ci war a jàpp puisque yaa ngi tudd sànq ba tey responsabilité yi léegi nañ ko jël par pàcc état bi yow lan nga jàpp ni tey ji ñoom ñoo seen part de responsabilité comme ni ko parents yi dafay ni ñu amee yenn responsabilité état bi war a ñëw jàppale ko ba pare wax nañ ko cax ci constitution bi article 20 que état moo war a protéger la jeunesse contre les abus contre la drogue contre lépp li nga xam ne ay méfaits la ci société bi état bi moo war a ñëw taxaw ci mais nag xale bi mi ngi dëkk ak ay nit mi ngi nekk ci famille bi nekk ci parents ñooy premier protecteur
léegi nag moo tax ne toujours ñuy def sensibilisation ak di ñaax parents yi ci seen i devoir seen i responsable ak seen i obligation parce que am na yoo xam ne wareef la daf leen ko war pour seen doom xale bi tam dafa am àq ak yelleef léegi nag moo tax ñuy commencé ne aar ak jéem a yéen ñi lu mu gën a teel gën a baax dañuy commencé ba ci jardin d'enfants ñuy def ay causerie ak waa maternelle di def ak ku ci nekk ak li tolloog fi xelam toll ci âge am fu mu toll am ni ñuy waxtaanee ak moom ak nga xam ne wax yi nga xam ne moom xale boobu mun na ko dégg ci école yi ñu am ci ay club de droit di leen aar ci yooyu muy dem ñi ciy waxtaan ak seen parents ñu leen ci yee parce que xale yi ñoom tamit dañu war a ñoom ñi nga xam ne ñoom ci seen bopp dañu war a bokk ci liy aar ci ñoom ba pare nag buñ ci génnee nag famille yi da war a ñëw école ak famille parents yeeg ñëpp daal di ñëw ak état bi jàppale leen si looloo tax tamit Sénégal tamit wane na ko am na ci biir dëkk bi tamit ay loi yu mu def yoo xam ne pour aar xale yi ba pare bi mu demee ci ay naataangoom au niveau international dafa signé wax nga ko convention internationale droit de l'enfant pour aar xale mu ñëwaat Afrique gis ne xale africain am na loo xam ne xëy na wutale na ko ak enfant du monde bi am na ay particularités suñu ay valeurs africaines mu toog ak africain yi signé ay yoo xam ne pour aar xale la juste rek may préciser mbirum viol bi lu tax léeg-léeg muy am problème c'est vrai que viol benn la ci ay violences sexuelles pédophilie mi ngi fi harcèlement sexuel mi ngi fi attentat à la pudeur détournement yooyu yëpp mi ngi fi mu doon ay violences sexuelles waaye viol nag le fait que kii bee ko dem définir loi bi kon nag juge bi kese mooy décider ndax fii am na viol bu boobaa médecin bi ci certificat médical bi nga xam ne ñenn ñi pour jot ci jafe na moom moom mooy orienter médecin bi ba nga xam ne moom dina mun a conclure ci ay constat yi médecin bi def mu mun a wax ne lii selon définition viol bi kon fii viol am na fi moo tax nag ñu mel ni ay AJS ak yeneen ñu mel na Eden ñu jéem a di aar xale yooyu ba yenn abus yi bu mu leen dal mais tamit bu fekkee malgré li ñu def yëpp pour aar leen am na ci ñenn ñoo xam ne nag malheureusement nag jot nañ leen sàkku bu boobaa day am taxawaay bu société bi war a taxaw dafa am ay soxla yu xale bi war a nekk war na am ku ko defal psychologiquement war na am médecin bu ko seet war na am tam parce que dañ ko tooñ ak yelleefam ñu taxaw ci bu boobaa ay juriste ay avocat daal di dem layal ko ci kanamu tribunal alors auditeur yu iRadio 90.3 fii si Ndakaaru 97.7 fële sa Thiès mun ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 38 38 88 628 38 38 képp ku rek koo xam ni am nga loo xam ni jaaxal na la si mbiru viol yaa ngi koy dégg wala boog am nga sax dégg nga ko si dëkkandoo yi wala am na benn cas bu nekk si biir kër gi soo leen wootee rek si émission bi Awa Tunkara bokk si kuréel gi nga xam ne moom moo ëmb jigéen ñu yëngat si wàllu yoon dina la gindi waaye tamit ki nga xam ne moom mooy Ndeye Fatou Mboup moom di assistante sociale nekk si kuréel gi ñu dutee Eden éducation et développement de l'enfant fële féete fële sa Géejawaay ñoom it dañuy dalal ay tout tànk yi nga xam ne ay victimes lañ ngir wan leen ban yoon lañ war a jaar alors sànq maa ngi koy wax si njëlbeenu émission bi mooy li nga xam ne rek moom moo di ndëppal bi parce que souvent moom mooy wax ngeen ko seen biir wax moom mooy indi jafe-jafe bi yëpp d'abord Ndeye Fatou pourquoi ndëppal bi laataa ñuy xool ban solution lañ ci indi lan moo waral tey jii fu ñu déggee violence bi rek violé nañ diw mais dañ koy ndëppal am ngeen fukk ak benn cas mais leer nañ ni wala boog lu presse bi di joxe lu ëpp moom mooy cas yi nekk si biir kër yi lan moo waral ndëppal bi sa gis-gis. li nga wax dëgg la mi ngi li ñuy gis ak li ñuy dégg xaajul bokk ak li nga xamante ni moom moo existé donc mën na doon ci biir kër gi ñu ne mbokkam moo sàkku xale bi ñenn ñi ni dañ koy nëppal parce que famille la bu siiwee su mbokk bi mën na dem prison wala boog mën na tas famille bi parce que am na ku xam sëyu Sénégal xam ne dafa compliqué mën ngay sëy ci biir kër gi sa mbokku jëkkër wala boog sa famille jëkkër kenn ci ñoom sàkku sa doom ñu wax bu demee kaso après dootoo neexook say njëkkee wala boog sa famille jëkkër alors que jigéenu Sénégal dafa fonk sëyam ba nga xam te ni yow da ngay préférer lor sa doom que lor sa famille jëkkër parce que doo bëgg jëf yi yàqu am na ñoo xamante ni dañuy nëppal parce que dañuy bañ seen doom ñu ñëpp yëg ni violé nañ ko parce que bu xasee ba àgg ci yoon wala yéen ñu bari dinañ ko yëg donc seen doom la ñuy bëgg dañuy jàpp ni moom la ñuy protéger parce que dañuy bañ ñuy ñëpp yëg ni violé nañ ko ëllëg bu màggee du am jëkkër wala leneen ak leneen am ñoo xamante ni dañu ragal yoon dañoo ragal lépp lu jëm ci police am ñoo xam ne nag dañu sàggan donc xale bi li muy dund xëy na ñoom sóoraale wuñ ko mënuñu imaginer mënuñu dugg ci bopp xale bi mënuñu imaginer kii lan lay dund exactement
donc loolu yëpp dafay war a nëppal. d'accord alors am na ku nekk ci ligne bi dañu koy jël rek laaj ko gis-gisam ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. mi ngi Basine Sarr Kër Massar. Basine noo def. sant yàlla bu baax alhamdulilah. alhamdulilah alors Basine nekkul ni yaa ngi doon teewlu li nga xam ne rek moom moo di émission bi yow lan moo waral woote bi ak lan nga ci gis. waaw xam nga bu ñu situé responsabilité yi. il faut aussi ñu xam ni en tout état de cause parents yi dañ ciy am wàllu bu doy sëkk. parents yi nañ xoolaat ni ñu doxalee ak seen njaboot. su nga doom doo ko yor bañ bruit su ñu waxee rek nga ne ko ay te doxal foofu xamoo fu muy fowee wala foo tool di ko yónnee demal ma ci tonton diw wala demal fu nekk nga dugal ko sa doom benn. ñaare ba bu njëkkoon waajur daan na am benn teewlu ci doomam. mais léegi amatuñu jot sax sang seen doom mais koo sangul mënoo xam la koy metti ak la changé ci moom. ñaar donc ak lu ñu mën ci wax ak ku ñu mën ci teg fot tamit ak lu keneen mën ci def d'abord nañ pointe droit tamit waajur yi ndax état mi ngi fi mais état mënoo dugg ci biir kër yi donc ña nga xamante ni ñoom lañ désigné ñoom ñoo xam ne ñoom ñooy jiitu ñu war a toppatoo xale yi waajur yi la war a nekk. donc nañ gën a taxawaat seen i doom nañ gën a am seetlu ci seen i doom. mais taluñu ko. ñu waxante dëgg parents yi ci boppam talatuñ ko. mais lan moo waral ñàkk tal bi peut-être dund gee metti wala lan sa gis-gis c'est quoi. waaw xam nga bu ñu toppee fitna jamono ba talatuñu yar gone tamit loolu beneen sujet lay nekk loolu beneen jàngat la. dañ comprendre. mais ce qui est sûr mooy que mën na dëkk bi dafa metti ba yow sa doom. am na ku ko souligné sànq mu ne promiscuité bi da cee bokk dëgg la dund gi metti na dëgg la mais tamit doom ak fa muy jaar ak lépp tamit yow am nga loo xamante ni devoir la ci yow. donc man sénégalais dama yaakaar ne dañ leen war a jàngal tamit lii droit xale bi ak yow lay say devoir ci moom. mais fii est-ce que soo fi waxee tamit wàllu droit fii ci mim réew nit ñi duñu jóg sa kaw wax ni da nga fiy indi mbiru tubaab yi parce que souvent constat boobu la ñuy am. waaw donc kon nañuy subir les conséquences rek te boole koog noppi ak nëppal ak sutura am na ko wax sànq. loolu tamit saafara la. su fekkee ne bu ñu laalee benn sujet boo xamante ni lii mooy faj ñu ne dañuy dal sa kaw. donc nañ boole fat ak noppi rek ak toog di seetaan xale yi di subir les conséquences. alors lan ngay proposer laataa ñu lay bàyyi kon. loo xamante ne ni ce qui est pire mooy que ni chaque jour nga dégg violé nañ xale rey nañ xale. mais 3 jours lañ koy wax doo ñu matiklu ko après ñu jàll ci leneen. ça c'est vrai. ndax lan. kenn xamul. peut-être ñamu dal ñooñu ñooy ci biir mais ca ñu koy wax ñu médiatiser ñu ak léegi ci internet toolu ñu wax ku nekk yëg am na ñu muy metti dinañ yëg mais bu ñu jàllee benn fan ñaari fan am day dugg nañ ci yeneen sujet ñu ngi wax leneen. d'accord ça c'est vrai donc ñu koy dund xale yi ñu ci biir conséquence ñoom ka muy metti kooku lay metti kooku koy yëg kooku lay topp à vie mais ña nga ko doon metti loolu ñoom dañuy jàll ci leneen. d'accord donc vraiment sujet bu am importance ngeen souligné ni ñu ngi ciy kontaan ci rafetlu. merci beaucoup Migui maa ngi lay nuyu bu baax. d'accord di la jaajëfal baax a baax Basine Sarr doon ñu woowee fa li nga xam ne rek moom mooy Kër Massar donc waxam day ñëw rek fekk si li nga xam ne rek jotoon dañ ko wax muy lu jëm si wàllu ndëppal gi alors Awa Ndeye Fatou door na ko léegi su fekkee comme ni ko Basine waxee tey ji parents yi dañuy gis ni sax pour war a sang seen doom amuñu jotam beneen bi ma si yokk mooy waxtaan ak seen doom si wàllu sexualité jafe-jafe la. juste comme ni mu ko waxee rek revenir ci responsabilité parents yi dañu am responsable comme ni ma waxee état ak ñeneen am na dañu am responsabilité ak jamono lu mu metti war ngaa tal sa doom danga ko war a boole ci sa yitte boo ko ci boolee rek éducation xale bi ñeme la ba lépp luñ ko def ak luñ ko wax mu mun ñëw partager ak yow sans mu doon nettali parce que tamit dañu am fii tamit ay yenn forme ni ñuy yaree xale nii ak nii bul nettali bul wax buñ la fa kiyee nii bul wax yow xale bu yarul du def nii xale bu yar du ñëw di rapporter loolu souvent dañ koy xale wala di koy freiner ci yenn te seetlu boo teeyee rek seetlu sa doom da nga ko war a tal di koy seetlu ba pare di koy yee ba pare mu ñeme la parents yi dañ ko war a def seen biir kër commencé ga ñun ndax ñu ciy liggéey da ngay gis ñoo xam dañ ciy nekk à l'aise bu dee yeneen xale la ñun sa doom ak nga parler sax de sexualité ak leneen ak xale yi wala ci école yi club yi mais bu nekkee ñoom ñoo wéet ak doom bi nga xam ne moom la ñu jur du ñu aborder yenn sujet ak moom alors que depuis xale nga koy commencé ku ci nekk nag ak li tolloog xelam bu dee xale bu ndaw bu ndaw a ndaw duggagul école booy wax ak moom ci yooyu am na nooy def ba adapté say kàddu ba mun a comprendre ni nga koy yeewee ak plus muy gën a mag plus ngeen di mun a aborder tamit yenn sujet yëpp ngeen koy partager. kon nag ñoom dañu am ay responsabilité am ay devoir ba mu ay obligation xale nag daf fi am àq waaw droit xale moom foog ñu wax ko parce que xale nit la
képp ku ne doomu aadama waa am na dignité am na ay droit xale si boppam comme nit la dafa am droit comme ñëpp mais am nag yenn yuñ ko jagleel particulièrement parce que xale la dafa am ay soxla yu particulier ñu war cee taxaw dañu am ay droit bu ñu mukk xalaat ne saa ñu waxee droit wu xale wala dara dañuy bëgg a yàq fii wala dañuy loo xam dañ ko jéggaane Europe la jógee déedéet ak yëleef doomu aadama yàgg na balaa ay déclaration universelle de l'homme yàgg na fii suñu empire yi ñu am gis nañ ko empire Malek fu nekk gis nañ ko ne am na charte Kokan-Fougan bi ñuy wax ak yooyu ak yëleef fii lañ ko bokk bu ñu dañu fonkoon xale fonk bakken fonk doomu aadama te gis nañ ne comme dafa bokk ci la nga xam ne baax na ci màggaayu xale baax na ci développement dëkk ndax ñi nga xam ne da ngay maltraité société bi maltraité ay doomam ay ndaw yi fa nekk xamul ne société boobu du mun a prospérer kon nag ñun duñu mus a nangu ne ay droit doon na doon lu ñu jéggaane wala Afrique xale amu fi droit ndax xale doomu aadama la te yàgg naa am droit fii. merci beaucoup alors Ndeye Fatou caractère tabou bi yow ban gis-gis nga si am ba tey jii pourtant ñi ngi seetaan télénovela si ak seeni doom ñi ngi si gis yenn yi mais pour waxtaan seeg ñoom jafe-jafe la. mi ngi man je ne pense pas que ni sax waxtaan ak xale ci wàllu violence sexuelle war na mën a doon jafe-jafe parce que en réalité mën nga wax ak moom ci wàllu violence sexuelle te doo dugg ci sexualité carrément comme ni ko ñenn ñi foogee par exemple man Eden dañuy def ay séances de causerie ak ay xale ci wàllu violence sexuelle mais la première fois bi ñu bëggee jël ay xale 5 ans 6 ans dañu jàppoon ni du dox parce que xale yooyu xamuñ ci loolu dara mais dans un premier temps doo ma wax benn mot boo xamante ni ci man lay génn mais dama leen di tester xool bu ma waxee ni xale kenn waru ko won ay vidéo yenn vidéo yu bon yi nga dégg xale yi di wax ci suuf porno xale yi xam yu bari yoo xamante ni ñu ngi subir ay attouchement ci seen biir kër yi donc il suffit juste xale bi nga xamal ko ni yow sa yaram yow yaa ko moom mën nga ko sax wax partie wu yaramam bépp fu nekk nan la tudd sa yaram bi yow yaa ko moom kenn warul am ci droit laal ko ku dul à part sa yaay bi lay sang wala boog nga feebar ñu yóbbu la ci docteur parce que yooyu tam il faut nga souligner ko parce que doo ñëw rek ni xale bi ku la laal daf la violer mu dem indi problème donc wax ko ni ko sa yaram yow yaa ko moom kenn amul droit laal ko ku laal fii wala mu xool la da nga ko war a wax sa yaay mais loolu fi muy tàmbalee mooy yaay ji da nga comme ni ko Awa waxee léegi yaay bi da ngay ñemeel sa bopp sa doom mu jege la tafu la di waxtaan ak yow nga koy xamal àdduna donc comme Awa ni mu ko waxee léegi par rapport ak âge bi muy am bu demee ba avancé nga xamante ne mi ngi waaj a dugg ci gis mbaax nga xamal ko li koy xaar parce que information yi mu war a xam boo ko xamalul ci biir kër gi da koy uti feneen te feneen fi mu koy uti xamoo ndax dañ koy jox la bonne information wala dañ koy utiliser donc dès le bas âge même 3 ans war nga commencer di wax sa doom ku la laal fii na nga ñëw boole ku la wax lii te bu xale bi bés bu dara amee ba mu ñëw di la wax nga déglu ko parce que ñun dañu talatul suñu doom yi à tel point que bu commencé yaay wala papa lii bala moo pare nga ni ko jàllal ni damay seetaan dimbali ma da nga bari wax da nga mën a nettali wala mu wax nga ni ko du dëgg alors que sa doom da nga ko war a gëm taf ko ci sa bopp di ko déglu ba nga xamante ni lépp lu xew day mën a ñëw confier wu ci yow mais bu confier woo ci yow tamit ñuy dénoncer parce que li tax ñenn ñi nëppal peut-être dañu duggul ci bopp xale yi wala boog ñun ñi nga xamante ni parfois quand tu prends du recul nga jël yóbbu sa doom yóbbu ko ci keneen koo xamante ni même ñun travailleur social tey jii man bu ma amoon doom wala ma am ñees bu ma jege li keneen beneen travail social mën a wax génn ci moom man duma ko mën donc boo jëloon sa doom nga yóbbu ko ci keneen ku mu xamul ku ko mën a déglu écoute active bi xale soxla di nga xam ni yow sa doom li muy dund boo ko xamoon yow di nga dem dénoncer parce que ñun dañuy jàpp ni dénoncer bi c'est juste pour xale bi waa ji ñu tëj ko mais ëpp na loolu waa ji dañ ko war a punir parce que li mu def sa doom mën na ko def ñeneen ëllëg mais xale bi dañ ko war a accompagner sur le plan médical mais tamit sur le plan psychologique parce que am na ñu bari ñoo xam dañ leen di abuser bi ñu nekkee xale daf leen di topp ba seen néegu sëy traumatisme bu garaaw la leen di def ñu tëdd guddi yow ngay nelaw ñoom duñu nelaw ñuy tiit am na ñoo xam ne dangay teg paaka bi nga leen di violer chaque jour ñuy dundaat loolu donc loolu rek bu ko yaay yi xamoon dinañ dénoncer te dénonciation boobu ñu bari dañuy ragal famille bi tas mais yow tey boo dénoncé wul famille bi tas boo bañee dénoncer bàyyi famille bi mu intact bañ a tas ëllëg waa ji mi ngi koy def keneen tey jàppal ni keneen ku mu ko def yow am nga ci responsabilité sa doom tant que punir ñu waa ji am na bëtu mere bu mu lay xool même bu fekkee waxu la ko alors que bu dee nit ñi dañoo ragal police dénonciation dans l'anonymat am na fi comme ay kuréel yu mel ni AGS yu mel ni Eden
ak ñeneen mën nga dem wala nga yónnee wala nga bind kayit joxe dénoncer si pàcc bu mujj bi sax dinañ dugg si ñaari kuréel yooyu naka ngeen di dalalee tout tànk yi pour rek mën a dalal xelu ñi nga xam ne souvent victime de violence da leen di dal parce que souvent également le constat mooy heure bu ñuy wax si wàllu violence sexuelle même à travers les réseaux sociaux personnellement su fekkee dañu ko publier ma def ko statut wala déet au minimum yu ma ko mës a def yëpp di nga gis 2 voire 3 personnes yi nga xam ni dañuy ñëw vers toi pour wax ni la elles ont été victimes mais malheureusement ba tey jii mënuñu ko wax mënuñu ko ndëppal est-ce que également xalaatuñ ni suñu ko dénoncé Awa amul yoon benn liggéey bu si war parce que souvent bon bien vrai que c'est la loi am na loi fu mu war a jaar pour nit ku ñu tëj ko lii mais ñu bëri si askan wi dañoo jàpp ni ñiy sàqu ñu jàpp ni dañuy violer tout tànk yi daan bu ñu leen di teg dafa néew sa gis-gis wala bokk yéen lan ngeen si proposé au niveau seen kuréel gi pour lu jëm si wàllu loi bi. dëgg la comme dañ nekk ay femmes juristes. loi bi booy seet tam doon lu ñu intéressé bu fekkee dafa am ay victimes. parce que comme ni mu ko ne Fatou waxee dañuy leen di defal dañu soxla appui psychologique médical ak yooyu mais conseil juridique bi ñu dañ ciy taxaw jox leen avocat procédure bi jaar yoon mais gis nañ ne tamit procédure bi mi ngi jaar yoon. parce que c'est vrai bu ñuy def sensibilisation dañuy nekk ak magistrats yi dañuy nekk ak avocats yi dañuy nekk ak tamit communauté bi ak bàjjenu gox yi ak parajuristes yi ba nga xam ne léegi ñi ngi nangoo di dénoncer ñu bari xëy na dañuy foog naan ak jaru ko wala kii ma foog ne dinañ ko jàpp xëy na dinañ ko libérer ak yu demee noonu mais gis na enquête bu taxawee ba preuve yëpp taxaw juge bi dina appliquer loi bi dina ko appliquer c'est vrai que amoon na ay temps nag ñu gis ne peine yi doon yu xaw a oyof xaw a néew mais bi ñu gën a lëkkaloog magistrat yeeg ak continuer ak suñu sensibilisation gis nañ ne loi bi li muy wax ñu ngi koy appliquer nee nañ ku sàkku xale bu fekkee xale loolu day doon circonstance aggravante parce que maximum peine bi nga xam ne moom la ñu prévoir maximum bi rek la ñuy mën a daan kooku comme bu dee viol la 5 ba 10 ans la bu fekkee nag dañ ko teg ci benn xale moom la ñu violé wala koo xam ne dafa vulnérable parce que wérul dafa am feebaru xel 10 ans yooyu moo war a taxaw te gis nañ décision yi parce que defoon nañ étude quand même jurisprudentielle gis nañ ne ci décision yi di ñëw souvent nag maximum de la peine boobu ñu ngi ñëw di ko appliquer xale yooyu donc loolu dina tax xel yi gën a dal si ñi nga xam ne ay victimes lañ wala bokk waajur yi ñi nga xam ne ñoom ñoo di victimes yi ba tey yéen a ngi seen problème mu preuve yi tamit parce que souvent nag moom comme ni ma wax rek su fekkee te preuve yi matul taxawul parce que comme ni nga xam léeg-léeg preuve yi ak xale bi sax dina ko nëbb ak na nga xam ne dañ leen di violer à long terme surtout inceste bi nga xam ne kii koo xam ne papam wala nijaayam mi ngi koy violer pendant 2 3 4 5 ans ak gis nag ñenn ñoo xam ne ñu ngi leen di violer mais bés bi ñu ëmbee lañ ko xam te biñ ko bi xale bi ëmbee teg nañ ci ay weer ñu door ko xam wala xale bi tam ñu yëg ne violé ko mais ñàkk xam bokk na ci cause yi tamit parce que parents yi duñ leen yee ci yu bare bu xale buñ ko violé li njëkk xam mooy effacé day mel ni yow da nga taxawal présumé violeur bi da ngay dem effacé preuve bi xaaral ma dem sangu ji ko xaaral ma dindi sànni yére yi defar yëpp daal di toog bëri na xaaral nañ dem porter plainte bu ñëwee di seet ak yooyu am na élément yu bare yoo xam ne disparaît na juge bi nag bu amul yenn preuve vraiment du mun a condamner 88 628 38 38 88 628 38 38 ngeen dugg si biir émission bi ngir rek jox seen xalaat yéen a ngi ñuy teewlu jamono ji si iRadio 90.3 fii si Ndakaaru 95.2 fële sa Tambacounda si ITV également yéen a ngi ñuy suivre présentement alors léegi ñu ngi koy tudd parce que souvent am na tamit loo xam ni day tax ñu bëri seen xel di tey bëri na ay wayjur yoo xam ni dañuy jiiñ ay nit fekk ni kooku taqewul laalewul maanaam am na yeneen lu ñuy wër si ginnaaw ba tax ñuy jiiñ nit ñi loolu aussi est-ce que nekkul lu ñuy ràññee souvent maanaam dem ba si kanam yoon ñu xam ni effectivement viol musta am dara musta am coup monté la woon. bon man je trouve que loolu tam mën na am na xëy na ñu koy def bien que man mësuma dajee cas bu mel noonu mais mën na nekk mais ñi koy def tam loolu moom xawma lan lañ ci jublu mais du lu baax parce que yow bu dul dara yaa ngi def loo xamante ni yoon après mën na këppwaat sa kaw mais yaa ngi traumatiser sa doom yaa ngi koy tàmmal loo xamante ni ëllëg mën na ko jural yeneen conséquences. alors Awa est-ce que il vous arrive si dossiers yi ngeen jot yëpp ngeen topp si benn ba à la fin ngeen gis ni y avait rien coup monté la. non personnellement gis ma ko bon dajeewu ma ci mais li ma gis naal mooy xam nga enquête mooy leeral yëpp
comme ni ma la ko waxee sànq rek juge bu amul preuve yi du condamné kenn lu tax sax bàyyikat du condamné kenn pour ay faits yoo xam ne defu ko amul firnde ne kii moo def lii te su ko defee tamit ki nga xam ne dañ koo tuumaal mun na su paree mu retourné ki ko tuumaloon wax ne kii dafa tuumaal te tegu ko fenn au contraire sax daf ko inventé dinañ ko yaatalaat léegi am na ku nekk si ligne bi allo oui allo kilifa gi tur bi ak fooy wootee man Modou Diouf alors moo di fan ngay wootee ak lan nga gis li nga xam ne moom moo di waxtaan bi li ma gis ci waxtaan bi daal mooy ci kilifa yi la et puis ak gouvernement bi nga gis nga kilifa yi bu taxawoon fi ñu waroon a taxaw xale yi saa duñu leen yu mel ndax sa doom bu jigéen boo ko jee mu mel ni bëj bu ko neex dem lu ko neex wax bu ko neex mu topp nga di ko seetaan yaa koy dundal yow yaa koy defal lépp ma nga ne yow mënoo ci moom dara lépp lu ko def yow waajur kon yow da nga jàpp ni mbir mi si yarga la lépp ci waajur yi la xale buy ñëw ci àdduna ni kay fu ndax lay mel te plan lépp loo xamante ni jikko bu bon la ci moom yow waajur wi yaa ko jógal yaa ngi dégg nit ñi dañoo amatu toppatoo ci xale yi tigi xale bu ñëwee droit itam saa waaye droit bu baax la ñuy wax waaye du droit boo xamante ne def lu la neex wax lu la neex dem fu la neex ñu ne loolu mooy droit loolu du droit xale xamul dara xale bàyyi ma mooyam dañ koy sàmm dégg nga ba yàlla nee na waajur wu nekk ëllëg dinaa la laaj ni nga sàmmee sa njaboot mais fi mu ne nii saa waay ñëpp dañoo bàyyandiku saa waay bàyyi lu neex waay def lu neex waay def di ko jaajëfal baax a baax moom moo di doon wax li nga xam ne rek moom moo jëm si wàllu yar gi ndaxte moom jàpp na ni xale yi souvent dañ leen di bàyyi ñi nekkee su leen neex yar gi dafay des tax rek ba ñu bëri si ñoom lu ni mel di leen dal loolu it mun nañ ko boole si li nga xam ne ay cause la mais conséquences yi gis nañ ni aussi bëri na Ndeye Fatou Mboup conséquences yi bëri na torop ba d'abord ci côté wér-gu-yaramu xale bi buñ ko abusé mën na ci jële ay feebar mën na ci jële laago mën na ci jële façon bu nekk mais tamit conséquences psychologiques yi ñoom ñoo gën a metti te li tax conséquences yooyu ñoo gën a am solo mooy dañ ko dul seetlu da dul doon loo xamante ni bët mën na ko gis wala à moins que mu affecté xale bi d'une certaine façon mën nañ ko gis mais dañ ci dul bàyyi xel parce que daf koy def traumatisme am na ñoo xamante ni viol bi ñu subir dañ koy dundaat tout le temps am na ci xale yoo xamante ni fu ñu toll dañuy lox fu ñu gisee góor ñu daw mu leen di topp ba seen biir néegu sëy am na ñoo xam dañuy dem ba am ay doom daf leen di topp donc violence yi conséquences yi dafa bari. d'accord am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy jël allo. allo. oui kilifa gi tur bi ak fooy wootee. bon man maa ngi wootee région de Kédougou. tur bi. Ndiaye Mamadou. waaw Mamadou Ndiaye alors yaa ngi doon teewlu waxtaan bi foofu sa Kédougou Tambacounda ak li ko wër yéen a ñuy déglu ci 95.2 naka nga gisee li nga xam ne rek moom mooy càkku tey yi nga xam ne dañ koy nemmeek fii ci biir Sénégal. Bon d'abord je tenais à remercier vraiment les personnes que vous avez invitées. Ak émission bi ngeen di organiser nii je trouve que c'est une émission très intéressante. Et particulièrement fii sax ci Kédougou nga xam ne problème yi ngeen di évoquer nii. ñun dañ koy faral di rencontrer dans le cadre de notre travail. Donc c'était juste pour dire que li ngeen def am na solo. yéen li ngeen di invité aussi di def am na solo particulièrement Ndeye Fatou Mboup que je salue au passage. yow wax nga ko nee nga foofu sax seen Kédougou seen liggéey da ngeen koy gis alors qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain lan ngeen gis. Bon. Par exemple, récemment, on a fait un sondage pour voir les jeunes filles, dès que sen commencé à gagner, elles sont systématiquement violées. Et lolo, je l'ai rencontré. Voilà, des cas comme ça, donc ça montre tout simplement malheureusement moom daal dinay rëcc si li nga xam ne rek moom moo di ligne bi mais mi ngi doon wax lu am solo muy ay cas yi nga xam ni ñoom dañ koy rencontrer foofu sa Kédougou doon bërëb boo xam ni
or ba fa la nekk daanaka kenn ku nekk day jóge si réew bi nekk ñëw na fa donc lu ne dañ ko fay nemmeeku nekkul ni su mu nee duggaat dina dugg parce que dina am solo ñu mën a xam expérience yi nga xam ne moom moo am sur le terrain ngir nit ñi mën see jàng lii nag dañuy dugg daanaka si pàcc bu mujj bi ndaxte fukki simili ak juróom moom moo ñu dese si biir émission bi alors Awa Tounkara fépp seen kuréel gi foog tamit nit ñi xam tey ji su fekkee ne am na tout tànk bu ñu sàqu yéen su ñëwee seen biir lan mooy liggéey bi ngeen di def. liggéey bi ñuy def mooy que li ci ëpp nag ñoom dañuy liñ leen di jotee ci suñu boutique de droit yi nga xam ne ñi fa nekk ay juristes ñoo fa nekk ñi jàng droit tamit ñu tàggat leen ci mbirum déglu ki nga xam ne victime la ay counseling dañ ko def ak technique d'écoute boobaa dañ leen di dalal seen xel vraiment jéem a leen nag dak orienté jéem leen orienté bu fekkee xale la victime de viol wala violence sexuelle bu munti doon bu soxlee appui psychologique vraiment am nañ foo xam ne ay lëkkaloo ak suñu ay partenaires ñu koy accueillir. d'accord dañuy eggali léegi ak yow ñu jël rek ki nga xam ne moo nekk si ligne bi allo. allo waaw Mamadou Ndiaye moo dellu. oui ok Mamadou alors waaw yaa ngi woon si yoon bi. waaw effectivement loolu laa doon wax ma ni donc ça montre simplement pertinence su travail bi nga xam ne nii nit ñi ñu koy def ak appui bi ñuy indil xale yi aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan juridique et judiciaire parce que loolu c'est extrêmement important. mais di wax juste rek ni parents yi dañu war a xam ne ñoom ils sont les premiers concernés c'est-à-dire ils sont responsables. xale yi seeni doom lañ. donc sama doom man kenn waruma koo gën a bëgg parce que le travailleur social le juriste ak keneen ku mu mënti doon buy ñëw il vient en seconde position. La personne qui se trouve au premier plan c'est le parent lui-même. donc lépp loo xam ne nii war nañ ko def ci seetlu ci saytu doom ji di xool taxawaayam di ko nemmeeku di xool fan la tëdd génn na génnul ses fréquentations kan lay àndal kan moo fi nekk fu muy dugg kan moo koy ko loolu yëpp parent bi daf ci war a vigilant di ci bàyyi xel. mais su ko deful ëllëg ay rëccu rek lay mujjee parce que bu ñu demee ba naan ñi ngi dem ci yoon dem seeti juriste bi wala travailleur social bi boo fekk ne le coup est déjà parti donc aspect bi gën a am importance pour man mooy la prévention xool nan la ñuy def ba xale yi ñu aar leen ba li nga xam mën na leen a dal mu bañ leen a dal te loolu c'est extrêmement important. d'accord di ko jaajëfal baax a baax moom Mamadou Ndiaye. di rek waxaat ne kontaan nañ ci vraiment ñi nga invité. c'est si ñaari invité yi. et Ndeye Fatou Mboup particulièrement bi nga xam maa koy voilà et je vous remercie et je vous encourage aussi. d'accord merci beaucoup Mamadou Ndiaye doon ñu woote foofu nga xam ne rek moom moo di Kédougou. di leen wax ni rek yéen a ngi seen biir émission auditeurs yi pencum ndaw ñi mu doon jotaay boo xam ne rek ndaw ñoo ko tax a jóg lépp lu leen soxal ak ñii di tout tànk yi tey jii ñuy waxtaanee bundu xatal bi nga xam ne dañ leen koy def rawatina pàcc bi ñu du tee sàqu ndaxte gis nañ ni lu ñu nemmeeku la fii si biir Sénégal tey jii sax defe naa ne ku yër kër gi di l'observateur bu tey seen une bi donc moom moo si nekk benn kilifa goo xam ni moom da doon sàqu it ay tout tànk alors yaa ngi doon wax Awa liggéey bi nga xam ni moom ngeen di def au niveau seen kuréel gi. fan ngeen tàmbali ak fan ngeen war a yem yéen. waaw li ñu def mooy que comme ni ma la ko waxee rek victime la koo xam ne dañ ko sàkku ñun juriste lañ li ñuy njëkk a xalaat mooy mbirum droit waaye ki taxaw teew ci teew bi am na yeneen soxla yu dul rek ñëw rek directement wut avocat xëy na gaañ nañ ko kon médecin wala wàllum docteur war na taxaw ñun duñu docteur xëy na tamit tiit na am na traumatisme psychologue war na ko jàppale xëy na tiit na jaaxle na amul fu mu nekk am structure bu ko fat ñun duñu psychologue duñu médecin ay juriste lañ moo tax dañuy am ay partenariat lëkkaloo ak kër goo xam ne ñoom ay psychologue lañ muy Ségit lëkkaloo lu mel ni ASVEF pour tout ce qui est médical lëkkaloo ak yenn structure yu mel ni Maison Rose bu nekk Guédiawaye pour que ki nga xam ne victime la soxlam yooyu yëpp taxaw nekk nii teew ñu mun cee taxaw loolu ñu def ko. léegi nag mu des nag beneen aspect bi nga xam ne comme kooku dañ ñëw jalgati ay àqam ak yelleefam yoon na tamit ki nga xam ne moo ko gaañ yoon mun a tegu ci kawam bu boobaa li muy soxla avocat wala huissier buy ñëw constaté ak loolu yëpp ñun ñu taxaw ci daal di ko wutal avocat pour boo xam ne bu fekkee dañu ubbi benn procédure judiciaire. doon na lu ñuy def. alors Ndeye Fatou Mboup yéen it daanaka xaw ngeen méngoo si li nga xam ne da ngeen koy def ndaxte centre d'accueil it ngeen yor centre d'accueil ku ko wax xel yi day dem si victime yi suñu ñëwee mais victime bu jël dogalam wala boo kenn jël dogalam ñëw di leen ko diis. yéen ban taxawaay ngeen siy def. bon léegi taxawaay bi ngay njëkkee mooy dalal nit ki donc accueil ak comme ni ko Awa waxee tout à l'heure écoute parce que déglu dafa am solo donc xale bi da nga koy dalal
waxtaan ak moom dalal parents yi donc xamal comme ni ma ko waxee sànq xamal ni ko moom lii ko dal du fëtam xamal ko ni ki ko tooñ moom lañ war a punir xamal ko ni am nañu fi nekk pour accompagner la donc dalal ko daal dans le cadre général léegi bu ñu paree ci loolu d'abord xale bi nga xamante ni dañ ko abuser médecin la war a njëkk a gis bu fekkee gisagu ko parce que am na cas yoo xamante ni bala ñuy ñëw ci yow dina fekk ñu dem ci médecin dinañ fekk sax procès bi ñu condamné na waa ji mais bu fekkee koo xamante ni dañ koy door a violer après da nga koy envoyer ci médecin donc ñun am na soit Eden mën na jël en charge frais médicaux yi wala ñu am suñuy partenaires yoo xamante ne foofu lañ lay envoyer ba nga xamante ne dinañ la jël en charge médicalement ba nga xamante ni parce que loolu moo jiitu il faut nga nekk sur pied pour que nga mën a dem ci yeneen su loolu weesoo dañuy travail ak waa AGS surtout boutique de droit bu Pikine dañuy travailler tout le temps ak ñoom parce que famille yi xale yi ñuy abuser souvent dañuy jóge ci famille yoo xamante ni seen moyen demeewul noonu donc bu ñu leen envoyé AGS ñoom dañ leen di wutal avocat boo xamante ni moom moo leen di layal te duñu fay dara bu ñu paree ci côté boobu ñun dinañ la accompagner psychologiquement donc dans le long terme di waxtaan ak yow di la seeti di la defloo yenn activités yi pour delloo siwaat la mais dafa am fu ñu yem donc am na fu ñuy yem dañuy envoyer ci psychologue donc comme ni ko aw waxee tout à l'heure waa Cégide ak Serigne Mor Mbaye mooy directeur bi par exemple ñoom dañ fay envoyer ñun cas yu bari yoo xamante ni dañuy jël en charge aspect médical bi mais également aspect psychologique bi wala comme hôpital Fann hôpital psychiatrique bu Thiaroye dañ leen fay envoyer mais su loolu yëpp weesoo dañuy def suivi bi duñu bàyyi xale bi fu ñu la envoyé dañuy def suivi dem ba gis ni yow mi rétabliru nga carrément bu dee xale boo xam tamit dafa arrêté jàngam parce que liñ ko def moo tax mënatul woon jàng wala mënatul woon continuer ci école ba Eden dafa am benn école boo xamante ni primaire boo xam tamit dafay récupérer xale yooyu intégré waat leen ñu mën a continuer seen jàng. donc di ko jaajëfal baax a baax moom Serigne Mor Mbaye moomu ngay tudd sax ndaxte bokkoon na koo xam ne rek jàppoon na si liggéey grande enquête bi de même que boutique de droit bu Médina bëri na ay cas d'inceste yoo xam ni donc ñun ak ñoom ñun ñoo ko doon weccoo donc ba rek mun a def benn liggéey boo xam ni si xale yi nga xam ne dañ leen di sàqalo donc suñu gisee yow li nga wax ak li nga xam ni moom la Ndeye Fatou wax souvent loolu amul benn gàllankoor alors lan moo tax kon askan wi lan nga leen di wax ñi nga xam ni dañu am ay victimes seen biir kër ba jamono ji lan nga leen di wax parce que sooy xool amul benn jafe-jafe lu dul déplacé ñëw wax sa soxla lu si des yëpp am na ñu la gunge. waaw xëy na jafe-jafe ñun ñoo ko gisul mais am na ay jafe-jafe yu diis parce que am na ay pression familiale yoo xam ne mooy nekk ci ñoom mais waxtaan ñiy def ak sensibilisation daana tax na nëppal bi ñu bàyyi maslaa bi lépp luy violence sexuelle yeneen forme violence xëy na négociation foofu mun na fa am may lépp luy violence sexuelle ñu ne déet ñu ngi ko teg xale foofu maslaa waru fa am ak négociation ñu ngi leen di invité quand même ñu ñëw parce que am na ñu leen fi mën a jàppale que loolu bu ñu ko defee chaîne de violence boobu dina mun a dakk waaye fekk mi ngi am ñuy nëppal ñuy denc loolu day continuer comme ni ko Nefaat waxee rek fi kooku di def dina ko defi keneen defi ko keneen ba keroog mu fi génn àdduna te tamit dina ci xëy na tamit loolu prise en charge dina am mais fexe ba yooyu violence bu mu am yee xale yee ñëpp sànq kenn mi ngi doon wax éducation waaye dafa mel ni dafa viser xale jigéen yi rek éducation bi ak tamit plaidoyer bi ci boppam góor ñi dañ ci war a taxaw am seen taxawaay ñun duñuy def suñuy sensibilisation te duñ ci boole góor yi duñuy wax pour réforme loi te duñ ci boole góor ñi il faut que ñu boole ndax suñu partenaire la ñu jàppale ñu il faut que ñu boole te tamit ñu yemale xale yu góor yi xale yu jigéen yi ci éducation parce que gis nañ daa am discrimination ni ngay yaree ku jigéen ki doo ko yaree ku góor ki da nga koy may liberté yu ëpp ak yenn yu bari duñ ko jàngal bañ nañ ko ba jigéen bi buy sëy moom la ñuy taaj di ko wax boo semee da ngay def nii rarement dineen teg góor bi ci ay paa yi di ko wax jabar nii dañ koy téye xale nii ak nii am ci yërmande def ci li xale yi ak seen rakk yu jigéen seen mag yu jigéen dañu war a dawal yërmande ba pare xam ak seen sœur xam ak ñeetam xam seen àqu frère di leen jox respect xam ne am na fu ñu war a yem ak ñoom bu jigéen di waxee war nañ ko aar waruñu xalaat di ko sàkku beneen jigéen bu ñu gis tamit ñu jàppee ko ñu bàyyi seen kër xam ne am na yenn relation waruñu ko seq bu ñu commencé ñun gis nañ ci club bi commencé depuis xale di def loolu seen xel wax leen ni yéen a yem ci lii jigéenu góor waruñu seq lii waru ko def violence ak yooyu ñooñu xëy na ñeneen ñi am nañ beneen mentalité ñu ngi koy jéem a dindi plus ou moins mais ñii nga xam ne depuis xale lañ leen tàggat ci loolu ñooñu bu ñu demee ba mag
dina am beneen taxawaay boo xam ne ñeneen ñi duñ ko def comme ñeneen ñi nga xam ne ay présumé ay auteurs de violence lañ. alors Ndeye Fatou est-ce que liggéey bi dafa yem rek ci biir centre bi ngeen dalal nit ñi parce que dañ ni nit ki moom doo xaar daanaka ba gàllankoor am ngay doog a jóg. est-ce que am na beneen travail bi ngeen def sur le terrain ba fexe ba lu ni mel bañ a di dal ay tout tànk ñu bañ leen a violer. dañuy def ay travail de prévention xam nga mi ngi protection ñetti pàcc la muy prévention ak prise en charge bi mooy lii am na ñu gunge xale bi ak promotion donc prévention boobu dañ ciy liggéey lu bari d'ailleurs ONG Eden avant ñuy ubbi bureau d'accueil bi ci prévention boobu lañ doon gën a liggéey mais bureau d'accueil bi dafay am chaque semaine ay activités de sensibilisation yoo xamante ni xale yi lay viser tout tànk yi di waxtaan ak ñoom ci lan mooy violence sexuelle bu leen dalee nan lañ mën a dénoncer ak tamit bu dalee seen morom nan lañ mën a def ba pas dénoncer sax mais parfois signaler parce que am na ñoo xamante ni terme dénoncer bi dafay diis mooy tout souvent justice mais mën nga ko signaler ci sa yaay ci sa papa sa xarit boo wóolu wala ci chef de quartier délégué de quartier mais récemment yamatuñu ci tout tànk yi mais dañu commencé di réunir parents yi di leen defal ay séances d'éducation parentale di leen sensibiliser di waxtaan ak ñoom ñuy bàyyi xel seen doom yi parce que prévention bi moo jiitu lépp parce que tamit buñ demee ba nga xamante ne yëf yi am na ñuy wax prise en charge boobu fekk na xale bi gaañu na ba pare lor nañ ko ba pare donc dañuy njëkkee ci prévention parents yi dañu war a vigilant bàyyi xel seen doom yi tal leen di li waxtaan ak ñoom di leen seetlu surtout seetlu bi di leen seetlu mais am na seetlu yu ëpp am na parents yoo xam dañuy traumatiser seen doom yi ba li ñuy bañ xale yi dañ leen ciy pousser sa doom doo def tout le temps ngay koy summi di ko seet tout le temps nga koy yóbbu ci sage-femme tout le temps nga koy wax yoo xamante ni mën na ko pousser ci góor ñi mais dangay waxtaan ak moom xamal ko àdduna ñemeel ko sa bopp ba ëllëg lu ko dal mu ñëw ci yow boo gisee dès le bas âge muy am yenn comportement yi ndax dafa am li ñu naan signe évocateur de violence sexuelle am na xale boo xam te ne bu commencé teel a bëgg lu jëm ci ay affaire sexualité di uufu ci keneen parce que violence yi du jigéen kese donc mën na doon xale bu góor comme xale bu jigéen muy uufu ci mag boo xamante ni sexe opposé la di def yenn comportement yi sa xel dafa war a teey nga woo ko nga waxtaan ak moom ñemeel ko sa bopp su jaree nga dem yóbbu ko ci keneen koo xamante ni dina mën a waxtaan ak moom donc parents yi ñooy les premiers concernés dañu war a bàyyi xel seen doom yi ñemeel leen seen bopp te seen doom yi bu ñu leen waxee ñu leen di déglu ba pare di leen gëm ba pare di leen gunge yaa ngi wax sànq ni lan moo tax parents yi ragal dénoncer am na ñoo xamante ni xamuñu ni am na ñu fi nekk pour gunge leen am na ñoo xamante tamit réalité familiale yi la dañuy ragal tas famille bi et cetera mais li ñu war a jiital mooy seen bien-être doom xam ni seen doom ji lii ko dal buñ ci taxawul mën na ko jural ay conséquences yu metti te mere na leen te waxu leen ko. dañ lay may publicité gratuite tey jii xaw ma publicité la sax wala loo xam ni sensibilisation la jëm tey jii tout tànk bi nga xam ni violé nañ ko nan lay def pour mun a jokkoo ak yéen ngir ngeen mën ko gunge. tout tànk bi déjà ñun ñu ngi Géejawaay côté marché bu bees ci wetu église bi bu fekkee koo xamante ni nekkul Géejawaay mën na woote ci numéro Eden yi am na numéro fixe également mën naa joxe numéro fixe. oui acca donc soo leen wootee si numéro yooyu noonu dinañ leen jàppale 33. 877. 877. 66. 66. 76. 76. boobu mooy numéro fixe bi ku ci woote incha allah dinañ la gunge wala même bu fekkee sax yow bëggoo feeñ mën nga wax ñu wax la fi nga war a mën a jaar yépp ba nga xamante ni sa problème dina réglé wu. di ko jaajëfal baax a baax moom Ndeye Fatou Mboup dañuy jeexal rek ak Awa Tounkara. Awa yéen it naka la ñuy def ba jokkoo ak yéen est-ce que yéen a ngi ci Sénégal wërngël képp parce que tamit du Dakar rek la ñuy violer xale yi su fekkee nag kuréel yi nekkuñ ci biir dëkk yi dina doon jafe-jafe. waaw ñun am nañ boutique de droit bi njëkk mooy Médina am nañ Pikine am nañ Thiès am nañ Kaolack am nañ Ziguinchor am nañ Kolda am nañ Sédhiou am nañ benn numéro vert gratuit 800 805 805. 800 805 805. donc ku wootee dinañ la mën a dalal gunge la ba mu jeex. mais pàcc bu mooy mujj rek kenn ku nekk peut-être 1 minute nga ci wax laataa ñuy tàggoo moom mooy njàngale mi ci biir école yi. est-ce que tey jii tamit lu jëm ci wàllu sexualité waruñ ko gën a mën a yaatal parce que ñu ñëpp fàttali nañ amoon nañ cours écofemme mais est-ce que doy na lan la ñu war a def ak école yi. école yi waxuma sax sexualité mais prévention contre les violences en général y compris les violences sexuelles ñu ngi koy def parce que commencé nañ di installer ay club yàggoon na am sax mais dañu amoon programme ak Save the Children installé club Pikine installé nañ fa club installé Guédiawaye installé Dakar installé tamit Thiès
ay club la dañ koy animer te xale yi comme ay parajuristes lañ dañ leen def comme ay parajuristes dañ leen tàggal ci seen ak yelleef ci seen violence ak naka la ñu war a nekkee école ba nga xam ne ñu nekk en harmonie ak seeni ak personnel kii bi scolaire beeg yëpp ba nga xam ne seen mbirum ak yelleef dañ ko xam ba pare ñoom tamit dañu am ay boîte à idée ba nga xam ne lépp lu ñu fa seetlu li nga xam ne peut-être dañuy jalgati seen i ak yelleef am na yoo xam ne jotuñu ci muy droit yëpp nag du droit du ay violence sexuelle mais seen école bu dox bu ñu séparé wu par exemple toilette góor yeeg jigéen yi wala dafa tilim wala tamit jotuñu seen yenn cours yeeg yëpp yu fa mun a xam ñu koy mun a ñëw par kii bi mu am anonymat ñu koy mun a wax ci seen boîte à idées yi ñun dañuy ñëw di collecter boîte à idées yi. Alors Ndeye Fatou yéen it tout ce qui se fait pour l'enfant se fait contre l'enfant est-ce que xale yéen a ngi leen di impliqué ci xeex bi. bu baax ñu ngi leen di impliqué ci xeex bi parce que activité de sensibilisation yooyu ci xale yi lañ ko njëkke mais yamuñu ci wax leen ni bu leen li dalee da ngeen a war a boole mais bu dalee seeni morom da ngeen war a boole d'ailleurs cas yu bari yoo xamante ni ñu ngi koy signaler am na xale yoo xamante ni ñoom ñooy ñëwal seen bopp signaler ñun suñu koñ dama fa gis koo xam ne lii daf ko dal wala ay jeunes yoo xam ne ndax ñun dañu am cellule de protection de l'enfant boo xamante ni ay jeunes ñoo ko composé donc ñoom dañuy nekk ci seen biir koñ yi bu ñu gisee yenn cas de violence yi ñu ñëw dénoncer bu ko defee ñu ànd ceeg ñoom gunge nit ki ba nga xamante ni problème am saafarawu na wala boog rétablir nañ ko mu mën a dugaat ci société bi. di leen jaajëfal baax a baax yenn auditeurs yu iRadio ak téléspectateurs yu ITV lii moo nekkoon seen émission pencum ndaw ñi tey jii ñu doon waxtaanee xale yi nga xam ne rek dañ leen di sàqu fii si biir Sénégal naka la ñuy def rek ba ndëppal gi daal dañ ndax victimes yi mën a génn boole ndax rek ñi nga xam ne ñoom ñoo def boobu lay ñaawteef yoon mun leen teg loxo lu nu mel nag ñu ngi si doon ànd ak Awa Tunkara moom mu jigee si kuréel gi nga xam ne moom moo ëmb jigéen ñi nga xam ne rek ñoom ñooy yëngat si wàllu yoon moom mu bokk si commission bi nga xam ne ñoom ñoo yor lépp lu jëm si wàllu ak yelleefu tout tànk yi waaye tamit Ndeye Fatou Mboup di assistante sociale bokk si kuréel gi nga xam ne rek moom mooy EDEN éducation et développement de l'enfant ñoom lu leen tax a jóg ñoom it aar li nga xam ne moom moo di tout tànk yi centre bi nga xam ne moom la yor moom mooy dalal képp kuy victime xool naka lañ lay accompagner lay gunge la ba nga xam ne rek li la dal dina mun a teggeeku ndànk si yow ak it ki nga xam ne moom moo la def ñaawteef yoon dina ko mun a teg yoon mbokk yi di leen jaajëfal baax a baax si teewlu gi. ñi nga xam ne jot nañoo participer également ci émission bi ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax Kédougou Kër Massar ak fépp fu ñu mën a ne fii ci biir Sénégal mi ngi Maram Ndiaye moom moo nekkoon ci kaddu gi ci caméra bi Bara Sow ci technique bi ñu ngi ci doon ànd ak Pierre Dieng ak Ousseynou Ndiaye di leen jox dig daje àllarba bii di ñëw ci beneen numéro ak beneen thème ñu fas yéene ko waxtaanee jàngeen jëf. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.